jigéen ñi Abdoul Aziz sens bi ñu am benn góor amu ko waañ wi ñu ñemee tax jigéen bu nekkee ci waañ du togg di togg la ko cay dal te mu muñ ko moo tax bëccëg boobu du dese bàkkaar. yéen gone yi li mu leen dénk ñett ñii kat yàlla yorul seen kaaraange te ku yàlla yorul sa kaaraange kenn du ko yor gone guy fontaw mag muus muy nappi cooc xaj bi jàppi béy duñ dem fenn ndaw bu bëggee barke mbaa mu fan wugudu ne normal mag di ko teral muus bu bëggee yàgg ci kër gi na fa bàyyi coow yi ak cooc yi xaj bu bëggee ne ci kër gi na fa bàyyi béy yi bu yi amul kenn ngom it nga ne déet ñëre jikkoy bon it lu mata mooy la 22 jikko la benn baxu ca mu la roy fenn foo gisee ku koy def it bu ko ñeem 22 jikko yooyu mooy fen fecc kolëre fàtte fablu moomul foo foqale xeex xeebe xaste xaje xuloo xot sutura xat añaan tayel nay xeeb ñëpp doole sa xolum bopp rëy réew ragal réer benn jikko baax na ko ci ku ca ne it bu ko ca roy moom bàyyi ko rek te xam ne dana ko añee. nee na maam Seydi Hadj Malick nee na yonent bi dafa ni laana allahu sawtam raatin walaw bi zikrillah yàlla rëbb na baatu jigéen bu jóg donte ni tudd yàlla la nee na moo tax jigéen du labbay kaw du jiite du nodd du liqaam nee na tayit nee na maamam Seydi Hadj Malick nee na nee na jigéen takk ay lam mu yëngutu sax góor di ko dégg xaram na nee na léegi nag sëriñ si dañuy jox jigéen ñi loxo di leen bësloo nee na ta charia nangu ko nee boo gisee adduna bi yàqu ak yii fi nekk nee giñ na ci yàlla ni nee na di xas gi ñu xas gor yi di jox jigéen ñi loxo ak yu ñaaw yi nee na billahi alladi laa ilaha illa huwa nee na fekk dañul adduna dana tukki nee na ngeen histoire nit ñu ñuul ñu fii ci Amérique especially fii ci Harlem Renaissance ñu koy wax Harlem Harlem Renaissance so fii boo xoolee lu bari fii la xewee Malcolm X fi dañ ko rayee woon fii la daje woon ak Cassius Clay ñu koy wax Malcolm ñu koy wax Muhammad Ali parce que boo xoolee lépp bi mu fiy dooree en 1920 li fi njëkkoon nekk mooy NNM muy New Negro Movement mu nekkoon a black intellectuel yoo xam ni après après slavery bi ci la ñu boole seen bopp ñoom ñëpp daal di créer waa ji tiital na sama fit bi man fii nag boo fi wax moom sa xel mi du fonctionner mais dara naa ko daa dëggal sama bopp ok léegi boo xoolee woon bi ñu boolee woon parce que histoire dafay xaw a bari ay fànn yooyu laal ba noo wax histoire Harlem te doo dugg fii dugg woon naa bari woon na trop sax léegi boo xoolee lépp da ciy am wàll fii mais ñu def ko benn briefing rek li taxoon black people yi nit ñi amoon fi doole fii it was pushed by the Jim Crow law bi defe naa ne mi ngi nekkoon en 1920 fii Jim Crow law moo nekk benn loi boo xam ne dañ ko voté but it was constitutional c'est que Amérique dafa am ñaari loi yoo xam ne dañ ko fiy voté muy fédéral ak constitution what a states mais constitution la Jim Crow law mooy dinañ permettre nit ñu ñuul ñi fépp fu tubaab toog maanaam boo déggee ñaan ci back of the bus ak Dr. King back of the bus bi ñuy def grève yooyu dafay sori Jim Crow law mooy dinañ permettre dinañ ne nit ñu weex ñi ak nit ñu ñuul ñi am nañ équalité ñoo tolloo ci dëkk bi waaye seen doom yi du ñu jàngandoog suñu doom yi bu ñu duggee ci bis bi yéen nit ñu ñuul ñi ci ginnaaw ngeen di dem ñun ñuy weex ñi ci kanam mënu leen ñëw ci suñu restaurant yi mënu woon a nekk xalaataloon ko mënu leen woon a ñëw suñu restaurant yi ñu ñuul ñi bu ñu ñuy weex yi duggee buntu bi buntu bee ngeen di duggee duus yi ñu weex yi ak ñu ñuul ñi di utiliser mënul bokk maanaam ségrégation la c'était it was a total segregation loolu moo xamoon mais loolu ci la histoire kii Cassius Clay Muhammad Ali am na benn histoire bi mu ci expliqué daal bi mu demee Tidal bi xam nga moom Indiana la jógee bi mu demee dem boxe gagné de American Tidal ñëw di ko woon meeru dëkk bi mais dañ ne ko mënoo toog fii ci la génn jël Tidal bi jël médaille bi sànni ko ci géej gi ci Indiana River bi léegi bu ñuy nettali histoire tamit dañuy bëgg ñuy waxaale tamit ci idéologie Jim Crow boobu ba léegi boo xoolee moo am ci àdduna bi même parce que léegi if you can read through your mind you can see que ni léegi fii Amérique
surtout Harlem tubaab bi ñu ngi koy nangu loolu la ñuy wax gentrification loolu la ñuy wax gentrification la gentrification moom la mooy parce que autant auparavant fii nit ku weex ñemewu fi woon doxantu mais léegi boo xoolee ñi ngi nax ñi ñu ñuul ñi di leen génne ndànk-ndànk gentrification ifi man de fii laa jëm yegg si na ci bos ñaa lekk ceebu jën léegi gentrification mooy léegi boo xoolee ñi ngi génne ñi ñu ñuul ñi ci dëkk bi tubaab bi di ñëw di ko jël léegi à instant yi Amérique dañu am agenda seen agenda mooy delloo ñi ñun ñëpp ci saaf bi léegi nag loolu nag dafay xam wax ka it's like a social engineering mais dinaa ci ñëwaat bu ma ñëwee pare ndax fi mu ne sa mbir bee ngi xoos def ci fulla expliquer leen nan la américains yi fexe ba yàq de Black Panther bi nekkoon fii New York City the nation of Islam les musulmans qui étaient ici aux États-Unis expliquer leen de social engineering lan moo tax léegi ñi ñuy ñuul ñi war a les américains noirs des ginnaaw nan la leen tubaab bi naxee nan la leen tubaab bi defee de social engineering ba nga xam ne ñoom du ñu avancer mukk dañuy yam fi ñuy yem rek waxaale leen ci de racial segregation bi nga xam ne am na fi systematic oppression wealth loolu yëpp après dañ ciy ñëw may leen ma tuuti rek ma lekk ba biir bi fees ma expliquer leen léegi lan moo nekk différence entre les africains et les blacks américains ni ñu ñuul ñu américains ak ñun lan moo nekk suñu différence lan moo tax mënuñu déggoo di leen wax ni diviser pour mieux régner da cee am parce que boo xoolee les américains blacks yi boo koo ci laaj fii dañ naan ñun dañ leen a bañ wala ñun dañ leen a xeeb ñun boo ñu laajee ñun dañoo yaakaar ñun ñoo leen gën parce que ñun boo xoolee li ma wax ci diviser pour mieux séparer loolu la tubaab bi def boo xoolee les africains dañ koy wax saa su ne that's what they call gis nga nit boo koy contrôler du ay yaramam ngay contrôler doo ko jàpp di ko chaîner xel mi ngay contrôler boo xoolee ñun les africains boo xoolee sax ñun ci suñu biir am nañ problème boobu ku ci nekk tubaab bi fexe na ba diviser ñu boo xoolee auparavant am na ñu mu jëloon jox leen ay favoritisme def leen ay chef de canton ñooñu tey dañoo yaakaar ni auparavant ñoom ñoo gën ñeneen ñi parce que tubaab bee leen ko def te xam nga chef de canton ñoom pour fay taxe la dañu doon nax islam lu dul lool différence boobu rek la black américains yi ak ñi ñu ñuul ak ñun les africains loolu rek la tubaab bee ñu séparé pour mieux régner parce que bëgguñu ñoom ñu ñëwaat ci seeni ressources booy xoolee ñun les africains ñun dañ leen a ragal black yi te xam nga lu tax ñu ragal leen boo xoolee Afrique bépp film bu ñuy wan ay fetal la ñuy wan ay guns ay prostitution yëfu drogue ay tëj ay bandit lañ ñoom moo tax ñun bu ñu ñëwee dañ leen di ragal loolu lañ def suñu xel ñoom tamit li ñu leen di wan ci ñun mooy ay golo Afrique ay golo fa ne ay lekkatu lii ay guerre ay sida loolu lañ leen di wan of course ñoom du léegi duñu bëgg a bokk ak ñun parce que kan moo bëgg a bokk ak ay loser so of course léegi séparation boobu la fa tubaab bi def ñoom duñu leen wan ci ñun lu positif ñun tamit duñu wan ci ñoom lu positif ñun on préfère ànd ak tubaab bi ka ànd ak nit ku ñuul ñi yaa ngi gis da social engineering bu ñu def ba duñu ànd so diviser pour mieux régner tant que ñun ak ñoom ànduñu mais ñun bu ñu booloo woon ñoom ñu ñëw investir biir Afrique non mais lu tax tubaab bi di ñëw di investir Afrique te ñoom nanguwuñ ko def parce que dañ leen di nax bu baax a baax nax noonu ñu leen naxee ñoom di contrôler systematic operation ñun Afrique tamit noonu lañ ñuy naxee waaye parce que xoolee nañ ba Frank Timis ñëw naan suñu pétrole tu vois léegi nag ñun gënuñu leen ñoom gënuñu ñu mais systematic operation boo fépp foo dem ci àdduna bi nit ku ñuul bi ne Afrique ni mu sonnee noonu la sonnee Angleterre noonu la sonnee Italie noonu la sonnee Amérique noonu la sonnee fépp nit ñu ñuul yi fépp fu ñu nekk dañu sonn parce que xam nga lu tax systematic operation yowoo guñu ci loolu boo xoolee les blancs ñoom ils représentent 10% de la population mondiale 10% comment 10% peut contrôler 90% de la population mondiale systematic operation ba pare dafa am loo xam ne da cee nekk ci ginnaaw muy am na yoo xam ne bëgg ma ci yegg but anyway tux baaxul kuy naan sàngara bàyyil kuy njaalaw bàyyil kuy gens bàyyil kuy jël alali jàmbur bàyyil lu waay jël fii da nga ko wax yowmal xiyaam te adduna day jeex de bu leen yàkkam ci bu leen jël alali jàmbur bu leen naan sàngara day tax ngeen gaaw a faatu